ak patrouille yi nga xam ne ni moo ngi koy def guddi gi ci gox yi nekk Sénégal yëpp. Dieynaba Seydou Ba deret daal du réer ku la xool xam ni ab pël Fuuta ga xam nga toogaay bi toogaayu nderek nga toog fi mu ne nii tey oh lo 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 oh le sang ne ment pas Dieynaba yaay nderek Dieynaba yaay pël Fuuta te fier de l'être gis nga de sànneeku man maa ngi doon wax sax bu ñu may ma café waaye xam nga dafa xaw yi xam nga lu may fàttali man buñ ma dee dawalal sama oto bu ma toogee ci kanam damay aj samay tànk ci kaw oto bi mais ku ma xool daf may naan yow vrai pël Fuuta nga ndax pël Fuuta caay am lay sol ak faaru mbaam aj ay tànkam dégg jàmm ma Diène maa ngi lay nuyu merci ci toog bi nga toog sa kër donc saa yi ñu la soxlaa woola donte de temps en temps week-end yi di nga jël risque ñëw ci télé bi waxtaan ak borom xam-xam yi ci wàllu dëkkuwaay alors li ñu bëggoon nga indil ñu ci ay leeral mooy dogaluk chef d'État jëm ci locataires yi ak suñu gaay yi loué. waa Pape Cheikh Papou maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ne namm naa la wax nga ko dañoo ne rester chez vous moo tax ñuy def la ñu duppee télétravail si conseil des ministres bi passé mercredi président de la république dafa jël ay dogal yu bëri bokk na ca nag daal di ajandi lépp lu jëm nag ci wàllum kon ñi am expulsion te justice kon daal di leen kon nangul ne ñoom ñoo daal di tooñ seen bailleur ba ñu war a génn kër gi loolu ñu duppee ko kon expulsion donc mu daal di ajandi lépp lu décision de justice ci wàllu woowu loolu nag dafay dugg kon ci xeex bi nga xamante ne ñu ngi koy rek daal di xeex Covid 19 bi waaye nag matuwaay yooyu Pape Cheikh précision bu ñu bëggoon a rek daal di indi warul a tax yenn ci kon locataires yi bañ lànk ne duñu fay seen bailleur parce que ça n'a rien à voir parce que boo xoolee suñu kon rubrique bi passé waxoon nañu kon gars yi ne tey nguuru Sénégal mënta weñ kon loxo ñi nga xamante ñoom ñooy bailleurs yi ne leen par la force da ngeen di wàññi location yi wala sax par la force da ngeen di rek daal di maye 2 à 3 mois donc de location donte sax loolu la ñu rek daal di bëgg donc mesures yi nga xamante ni président de la République mu ngi koy jël dafay nekk kon ay mesures d'accompagnement ngir rek daal di permettre locataires yi ñu mën a nekk ni seen kër donc le temps que ñuy rek daal di génn ci jafe-jafe bi nga xamante ni moom moo tukkee ci Covid bi te bu ñu nee jafe-jafe bi nag bokk na ca gannaaw kon mbirum sanitaire waaye wàllum koom-koom bi nga xamante ni dafa xaw a fragile ci jamono ji nga xamante ni ci lañu rek daal di nekk donc dañuy suspendre yenn décision de justice yi jëmee ko ci wàllum expulsion locataires yi waaye loolu ça ne veut pas dire que ne que locataires yi duñu rek daal di fay kon bailleurs yi ñu daal di koy bàyyi xel bu baax a baax leneen li nga xamante ni tamit ci dogal moom président de la République def na ko ci wàllum kon location beeg wàllum tabax kër mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor banque yi tey jii nii ñu daal di xool crédit yi nga xamante ni askan wi amal nañ ko fa pour ñu daal di koy rek xool nañ koy rek daal di pousser peut-être loolu ci suñu beneen émission sama kër wala sax ci beneen rubrique yeewu leen vendredi dinañ si rek daal di dikkaat ci nu mu gën a yaatoo xool banque yi naka rek la ñu na kon gunge askan wi ngir ñu daal di kon mën leen a kon puusal ba mu gën a sori li nga xamante ni moom mooy échéance bi leen doon daggal saa su ne loolu nag yaakaar naa Pape Cheikh mën nañu ko woowee trêve corona lu jëm nag ci wàllum location ak ci wàllum jëndum kër. mu ngoog loolu defe naa leer na waaye daañu ko gën a détaillé peut-être ci week-end bi puisque actuellement loolee moo gën a soxal sénégalais yi ku leen dimbali à propos de ndimbal jege nga lool askanu Parcelles Assainies j'aimerais quand même d'abord nga defal ñu point bi parce que il paraît que am na ay kaawu coronavirus mais en même temps sànq déglu nañu ministre bi di Mansour Faye mu indi ay leeral ci li nga xam ne ni mooy dund bi jóge ci gouvernement pour dugg ci askan wi te foofee ca Parcelles Assainies après distribution vivres yi commune Parcelles Assainies ànd na ak population bi def organisation bu mucc ayib quand même nga fekkee ko Dieynaba Seydou Batal. tout à fait Pape Cheikh ñun nag dañoo xaw a tiit Pape Cheikh parce que cas communautaire yi dafa commencé di gën a bari Parcelles Assainies ñëpp xam nañ ne mbooloo moo fi rek daal di nekk parce que ci wàllum politique dañu naan kii gañ les Parcelles Assainies gañ Dakar loolu di wane kon dayoo bi nga xamante ni commune bi am na ko depuis nag samedi ba léegi dafa am ay cas communautaire yi nga xamante ni am na fi rawatina nag ci ay unité yu ci mel ni unité 16
ak unité 24 te ñi nga xamante ni ñoom ñoo kon daal di am cas communautaire yooyu dañoo am ay nit yu bari yu nga xamante ni dañoo dugg ñoom en contact bokk na ca nag ca coiffeur ba ca boulangerie ba c'est-à-dire que dañoo daal di contacter tellement de personnes que ci jamono ji plus de 100 personnes ñi ngi ñu daal di rek téye en observation maanaam en confinement pour xool kon doomu jàngoro bi xam ngeen ne nag fii 14 jours incha allah kon danañu xam kon mbir mi fan la mujj ak i gëtëm mais ba léegi di wéyal sensibilisation bi cas communautaire li ko war a mën a faj mooy ku nee na des sa kër wala sooy génn nga sol masque nga yor toujours gel wala ngay raxas sa loxo donc c'est important de le dire parce que Parcelles Assainies vraiment boom démographique bi fi nekk Pape Cheikh lu doy waar la parce que ci recensement yu mujj yu ñu rek daal di amal lu toll kon ci 184 000 personnes ñoom ñoo dëkk fii ci Parcelles Assainies Pape Cheikh xam nga ne Parcelles Assainies depuis 1996 donc lañ ko daal di def commune Parcelles Assainies diggante unité 7 ba unité 20 moom moo bokk ci commune des Parcelles Assainies loolu je pense que ñu bëri ci askan wi xamuñu ko mais Parcelles Assainies unité 7 la commencé jàpp unité 26 diggante unité 1 ba unité 6 foofee nag ci commune ci département bu Guédiawaye la daal di bokk tax nag ba fi dund bi ñëwee ba ñuy préparé wàllam joxe dund bi nga xamante ni président de la République mi ngi koy rek daal di def commune bi dañoo daal di organiser wu pour askan wi ci seen wàllu bopp ñoom ñu daal di tànnal seen bopp ñi nga xamante ñoom ñoo ci rek daal di bénéficier ci loolu la ñu déglu ci maire bu Parcelles Assainies di Moussa Sy. kan moo ci bokk ak ku ci bokkul. donc ci loolu nee nañu délégué de quartier bi dañ koy booleeg ay nit ñi ñu koy booleeg ñan la mooy imaamu quartier yi kii représenté curé bi église bi ñu boole ci ASC bi boole ci OCB mooy xale yi yëngu ci wàllu développement ci quartier bi ñu boole ci jigéen ñi boole ci bàjjenu gox yi boole ci parents d'élèves yi boole ci directeur d'école bi nga xam ne lépp luy bind document administratif moom moo koy def moo yor rapport bi ñu boole ko ci comité de santé bi ñooñu ñëpp nag bu ñu leen boole ñoom ñoo war a daje ci quartier bi tànn nit ñi donc am nañu toutes les prérogatives pour tànn donc maire bi amul ci quota amul ci liste amul benn politicien bu ci am liste ñoom ñoo war a tànn ñoom ñooy comité bi ñoom ñooy tànn démocratiquement jébbal ñu PV yi ñu validé bu ñu paree ñu yónnee préfet ensuite ñu commencé distribuer. mais justement est-ce que tànneef googu noonu du nekk ku ma am ndey ku ma amul ndey bu ñu xamee ne Sénégal yenn saa yi loolu moo fiy dox. bon jàpp naa ni sas bu rëy la ñu ko déggee moo xaleen ko sas bu rëy la ñu am parce que bu ñu la tànnee yéen fukki nit ak ñett ci ay 400 maisons ci benn quartier 10 000 habitants par quartier. ñu ne leen yéen ñi yéen war a tànn ñu war a am ndimbal bi te li fi amoon ci ay rëkk-rëkk ak erreur permettre nañ la ngeen corriger ko parce que ministre bi joxe na recommandation bépp bourse familiale bu ñu gis boo xam ne jaar du yoon borom dafa wàññeeku nekkatu fi wala koo xam ne waru ko am ku am salaire par exemple ku am xëy mun ngeen ko dindi remplacer ko keneen vraiment am ciblage bi yaatu na donc mën nañ dimbali nit ñi mais wax naa leen nañ jël seen fulla jël seen fayda def li ñu war a def du man maire maa leen di jox li voilà en tout cas lii la ñuy xaar ci autorités yi xëj na ndimbal li jógee ci gouvernement bu yegsee day doon bonus waaye ñoom ñu tàmbali di accompagner askan wi nga xamee ni la ñu jiite muy lu am solo donc ñu déglu ci ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Moussa Sy moom it muy ku dégourdi ci Parcelles Assainies mais dafay def lu ko wax parce que yaakaar naa ne maire bu nekk loolu rek la ñuy daal di xaarandi ci yow mais mu wax lu am solo parce que xam nga Pape Cheikh wax na ko nee na comité de ciblage yi waa koñ bi ci boppam maanaam waa quartier bi mu nekk par exemple unité 7 wala mu nekk unité 26 ñoom ñoo koy rek daal di tànn donc ku ci nekk ci sa responsabilité individuelle lay nekk nga xool ñi nga xamante ñoom ñoo ko yeeyoo nga jox leen ko parce que damay jël rek rapidement benn exemple da ngay gis benn yenn saay benn famille bi nga xamante ni yaay day bëgg a jot papa jot doom jot alors que ne que aide bi c'est par ménage même sax par exemple koo xamante ni dafa am dafa am ñaari jabar parce que am na ñoo xamante ni ay polygame lañu mais dañoo war a xam ne que ciblage bi c'est pas par nit c'est pas par personne mais c'est par famille donc c'est important donc de le savoir par exemple fii ci commune Parcelles parce que fii laa mën a joxe exemple lu toll kon ci 12 888 ménages ñoom ñoo war a jot kon ci ndimbal googu te nag ci biir ndimbal googu lu toll nag 3
ñi ca bokk ñoom ci bourse familiale bi la ñu bokk te ñoom am nañu d'office li nga xamante ne moom mooy ndimbal bi waaye comité de ciblage bi suñu xoolee ba xool ne par exemple bourse familiale yi am na ñi nga xamante ni ñi ngi ci te yeeyoowuñu ko ñoom su leen neexee ñu ne ñoom duñ leen jox donc c'était juste ay précisions yi nga xamante ni bëggoon nañ ko rek daal di indi de toute façon danañu topp distribution bi ak ciblage bi ñu indi ko incha allah ci Yeewu Leen. mais merci beaucoup ma Diène ñu ngi lay gërëm. je t'embrasse Papou. bisous et à demain ci week-end bi on te verra ci li nga xamante ni mooy sama kër gërëm la ci toog bi nga toog sa kër comme tous les autres chroniqueurs on va